musidɓe tedduɓe ɗam l'islam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gorko mo jiyatono woni joom bulaji urnodirteɗo ɗo woni ceerno mouhamadoul bassirou camara hande ko kanko woni khalifa cheikh moussa camara mo Ganguel ɗo noon gonɗen ko institut islamique subaka hande o hawruno ko e lewru korka ko ñalawma mo ganduɗa indira ko symposium gostodiral miijoji e gande e gurdam bindi gandal e tarih o mo ganduɗa kañum woni cheikh moussa camara mo Ganguel ko golli e l'islam ko liggi e gandal ko windere nde aduna o foof ina naftoro ɗum waɗi no jiiruton ni halifaɓe Fouta halifaɓe Sénégal ene wayno jaggue laamu leydi Sénégal mo kala ari gam yidde hawrude oɗo ñalawma beele heɓa e barke he kono noon nene kadi anda mo wiyete cheikh moussa camara ko ɗum woni ko télévision national mo ari fillanaɗe on hande anduɓe kawri toon ma on nanɓe ɓe e wolof ɓe e français ɓe e ɗemgal pular moni kala ɗemgal ngal muyni heddiɓe ɗemgal arab nde wonno ceernajo o gueɗe muɗum ina jaaji moni kala ko wawi tan ko hen ƴogata on saaha ko heddi ko goɗɗo ƴetta mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan lii mooy symposium bi nga xam ne moo amoon ci weeru juillet ci fi nga xam ne moom moo di institut islamique teg ñu jagleel ko ki nga xam ne moo di cheikh moussa camara bu Ganguel xam-xamam jaar-jaaram lim liggéey ci wàllu diine ak ci wàllu xam-xam du yàgg nag ki nga xam ne moo di xalif bi di ceerno mouhamadou bassirou camara def ñaan bu ñaanee ba pare nag ci lay waxtaan yi di door te lii yëpp nag institut islamique ànd ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di njaboot gi ngir fexe ba Sénégal gën a xam la nga xam ne moom la cheikh moussa camara def ci wàllu xam-xam ndax nit ñi mën fa dem kenn ku nekk nga taataan ci la nga xam ne di nga ko mën a jëfandikoo pour rafetal sa xam-xam ak yokk la nga xam ne moom mooy sa diine lépp nag télévision nationale bu réewum Sénégal defoon ci wàllam ngeen déglu. wasalaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah jaarama jaarama Cheikh Al Khalifa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Monsieur le ministre Mamadou Talla, monsieur le commissaire général Cheikh Ahmed Tidiane, commissaire général au pèlerinage Cheikh Ahmed Tidiane Dia, monsieur le ministre d'État Zakaria Dia, je précise que Zakaria Diaw, il est notre ami. Lorsque j'étais le commissaire général, il faisait partie parmi les premiers gouverneurs qui m'ont beaucoup aidé. Merci beaucoup encore. Monsieur le ministre d'État Adama Sall, Excellence ambassadeur professeur Abdoul Malal Diop, le modérateur de cette symposium, honorable député Ahmed Tidiane Talla, honorable député, lui il n'est pas là, bon, Farbangom, on a prévu son arrivée mais il n'est pas là, honorable député Daouda Dia, premier questeur à l'Assemblée nationale, honorable député Alioune Sow, honorable député Seydou Sow, monsieur le PCA de SONES Moudissi, soyez-vous tous et toutes les bienvenus pour passer la journée d'aujourd'hui avec nous. La journée va terminer, Inch'Allah, vers 17h30. Mais avant que ça termine, mon mot de soyez le bienvenu. La guerre sainte, l'islam et le christianisme, Al-Huquq al-Mubin, pour ne citer que ses ouvrages, pour condamner l'obscurantisme, le fanatisme et exalter la concorde des cœurs et des esprits pour un dialogue permanent, un échange fécond, seul gage d'une paix mondiale et éternelle. Cheikh Moussa Camara a laissé un patrimoine inestimable en quantité et en qualité. 247 manuscrits au moins ont été
inventoriés et catalogués avec l'aide de l'ISESCO. Et 47 de ces manuscrits sont écrits par Cheikh Moussa Kamara. Qui excelle, comme tout le monde le constate, surtout les chercheurs, avec beaucoup de bonheur, dans au moins 8 domaines différents. Malheureusement, ces manuscrits sont dans un état déplorable. Leur conservation pose problème. En calmini mawniraɓe men kawiraɓe men ko wayno Zakaria Diaw le ministre d'État mi yiwmo ɗo e mawnen kawmen aussi Adama Sall en calminimo en calmini également son excellence Abdoul Malal Diop onne kadi mi yimo ɗo en calmini honorable député premier questeur Daouda Dia en calmini député ji woɗɓe wonɓe ɗo ɓe ɓeɗo wawi wasde limdeɓe mais won hen kam goto ko Ganguel Nadio honorable député Kane en calmini les PCA ɓe jiimi ɗo ɓe kamɓe fof mawɓe ɓe eɗen calmina kadi comité scientifique e ardiɓe ɗo organisation e gardiɗo ɗo kadi institut oɗo mo ganduɗa on bismi en ɗo hande en jetti Allah baɗɗo ha eɗen mbawa joddade ɗo hande eɗen jewtida eɗen kaala eɗen ƴewto eɗen jañña e ko faate oɗo neɗɗo moƴƴo neɗɗo mawɗo neɗɗo mo aduna fof hani andude woni Cheikh Moussa Camara ɗum waɗi mi haala hen seeɗa e tubankore e so ɓooyi matama mi artu hen e pulaar. Alors, c'est un immense plaisir que je viens prononcer un discours à cette cérémonie hautement importante sur la vie et l'œuvre d'un homme exceptionnel, Cheikh Moussa Camara de Ganguel. Cheikh Moussa est l'un des pionniers du nationalisme culturel africain. Tout au long de sa vie, il s'est battu pour maintenir en vie le patrimoine historique et culturel des générations précédentes. Qu'il s'agisse de la jeunesse des sociétés Peul, woni enen, des révolutions politiques, du Fouta, de l'histoire de son peuple, etc., sa témérité nous aura permis de réécrire avec précision l'histoire du Fouta, connu pour sa richesse et sa diversité. L'exemple donné par Cheikh Moussa Camara a servi, entre autres, à des ethnologues, à des historiens comme Ahmadou Hampâté-Bâ, dont la méthodologie et le cheminement empruntent les mêmes voies, tant du point de vue de la collecte des informations que de la manière dont celles-ci sont restituées. C'est cela qui fait de son œuvre une véritable quête du savoir. En effet, pour mieux envisager le futur, l'histoire doit servir d'enseignement. Elle doit nous aider à faire un diagnostic complet des anciennes sociétés. C'est tout cela qui fait de Cheikh Moussa Camara une référence pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire du Fouta. On a parlé tout à l'heure des 48 ouvrages, dont une bonne partie a été généreusement cédée à l'IFAN. C'est aussi quelqu'un qui a cultivé au plus haut niveau le culte de l'amitié sans préjugés de race ni de conditions sociales. C'est dans ce sens et avec une profonde conviction qu'il représenta sur demande de son ami Seydou Nourou Tall la communauté musulmane à l'inauguration de la cathédrale de Dakar en 1938.
C'est ce qui fait que tout à l'heure, j'ai dit qu'il est sans préjugés par rapport aux races, aux conditions sociales et à la religion. Comment parler de Cheikh Moussa Camara sans parler également de plusieurs ouvrages tels que Zour. J'ai l'habitude d'en parler avec mon ami et frère, le khalife général Thierno Bassirou Camara. Je lui disais que à chaque fois que je lis Zour, à chaque fois que je le lis, je me retrouve africain, je me retrouve aussi foutanké tout court. Ce brassage, je comprends l'histoire du Fouta à travers les belles pages écrites dans Zour El Bassatine. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la numérisation pose effectivement un problème très sérieux. Elle nous permettrait, en tout cas si elle est faite, de conserver et de mieux exploiter l'héritage de nos illustres érudits. La numérisation devrait être déployée à l'ensemble de notre patrimoine historique. Toutes les instances, qu'elles soient politiques, juridiques, religieuses, sportives, culturelles et académiques, doivent insister sur le fait de numériser et d'archiver pour garantir la sauvegarde de la mémoire collective. Le président Macky Sall y attache beaucoup d'importance. kon nag mu ngoog loolu moo doonoon partie protocolaire bi kii di ministre Mamadou Talla teewaloon fa gouvernement bu Sénégal ak njiitu réew mi Macky Sall ci ginnaaw loolu la ñëw visiter li nga xam ne moom moo di exposition bi ñu defoon ci Cheikh Moussa Camara bandiraɓe ko ɗum wonno to konngol laamu ministre Mamadou Talla arno toon e inde maɓɓe ɗo noon ko exposition mbaɗanoɗo defte ceerno e hunde itta ganngel keddiɗo ko ɗo taba e yantude kadi exposition mo ganduɗa ko gurdam ceerno fof joni noon ko joomen gande arnoɓe toon ɓe ko ɓen dokketen konngol mo kala haala ko andi waa jaa oogo ñoo fa njëkk a dëkk indaale tur bi waaye loolu ba tey borom xam-xam yaa ngi cee werante li ñu amal solo mooy ci société jamono jooju ay 580 jëm kaw la ñu njëkk ràññee ab nguur gu taxaw foofu waaye nguur gi ci nga xam ne mooy nguurul islam bi njëkk a taxaw mooy ci warjaa bi Mourabit ñëwee ñoo njëkk a taxawal nguurul islam foofu te warjaa bi xam nañ ne 1041 la génn àddina kon jamono jooju junni at ba léegi Fuuta ngi nekk Fuuta nekk gi mu nekk Fuuta nag dafa am lu ko ay jiñ yi nga xam ne ñoo samp mu tegu ca benn bi dafa am benn communauté boo xam ne bi dafay am brassage culturel mooy soppante ak dundante ci seen biir xeet ya ak waasoo ya jaxasoo bi ñu jaxasoo di utu wante tamit soo ne ngi jaar nañ fa mandangi jaar fa olof ya jaar fa séeréer yi jaar fa berber yi jaar fa waaye li nga xam ne ñoo mujjee am tànk te ñoo mujjee see ci seen biir mooy pël yi ñu tuddee leen Haalpulaar tuddee leen Tekroor tuddee leen leneen waaye li am solo ñoo fa mujjee soo jëlee koli tengel le ba léegi jaar ci almaami yi jaar ñi topp ci loolu gox ba taxaw na mu nekk gox bu ràññeeku benn ñaareel ba ci wàllu nekkin mooy nekkinu wàllu caada yi fa nekkoon jamono jooju ñu doon dundee am na ay wàcc ak yëg mooy de haut et de bas mooy léeg-léeg ñu daanu léeg ñu yëkkati ko waaye jamono ji ñu yëkkati ko moo gën a bari li ko jur mooy saa yu demoon ba xam-xam xaw a réer da doon am ñu laxasaayu dem utiwaat xam-xam loolu am na ñetti wala ñeenti yoon chaque fois ñu amoon vide culturel dina am ñoo xam ne dañu tukkiwaat demaat indi jiwaat xam-xam jëlee ji ko Pire Sañaxur te njëlbeenu Pire Sañaxur Fuuta la woon fa la xaali amal faal jànge dem Kajoor ak yeneen waaye li ñu amal solo mooy jamono ba nga xam ne moo jiitu tuuti 19e siècle ñëw Cheikh Moussa Camara gane seen àddina fekkoon na ñu amee jafe-jafe li ko indi woon ci wàllu caada ci wàllu xam-xam ci wàllu xel mooy tubaab yi ñëw nañu dammat lépp li nga xam ne moo fa nekkoon ci cosaanu xam-xam ab balluwaayu xam-xam téere yi dugg tere borom xam-xam yi jiggaane ji tere borom xam yi doon ñëw di gane si ci gox ga ak yeneen benn ñaareel bi ci wàllu politique amoon nañu état bi nga xam ne moo gënoon a dëgër te adduna bi ràññee ko mooy dawlatul imma mooy état des Almaami di Fuuta Tooro état boobu taxawoon na lu toll ak téeméeri at yu teg état boobu taxawoon na taxaw goo xam ne gu ràññeeku la woon ci wàllu nuñ ko nosee woon ci wàllu taxawaayam ci wàllu tamit jëf ji mu jëf ba nga xam ne demoon na ba gox ga ñu daal di koy ñu délimité ko ñu xam fu mu tàmbali fi mu jógee soo demee ci ku mel ne ma daana li taal ci téere bi mu bind Cheikh Oumar nee na juróom benn téeméeri kilomètre la soo jógee Dagana wala diggu Dagana dem ba njurul ci penku ba
kon ci lii Fuuta amoon na ci wàllu politique tamit ràññeeku gu ràññeeku bu taxaw bu baax a baax benn ñaar ñetteel bi tamit ci wàllu société ba ni mu nekkee woon mooy ñoom ni ñu doon dundee ñoo nekkee woon dafa nekkoon société bu taxaw ci kaw bu ñu rabba goo xam ne gi ne dafa am fu ñu tàmbalee am toftaloo bu ñu taf ba nga xam ne am na fu mu jeexee waaye loolu yëpp terewul woon tamit déggoo ak ànd ak tamit rattaxal diggante dafa amoon lu mel na kal lu mel na bëggante lu mel na soppante lu mel na dëkkin wi ñu defoon yooyu yëpp jur na ci mujj ga am société boo xam ne bu fonctionnel malgré yi fa nekkoon ci ay jafe-jafe la Cheikh Moussa jéemoon a saafara ci ñaari téere wala ñetti téere benn bi wax naa ko docteur Abdoul Mali wax na beneen bi am na beneen mooy al majmu nafis sirram wa alaaniya boobu tamit ci wàllu boobu la ko jëmale woon salaamaaleykum. ñun nag bi nga xamee ni jël nañu yooyu yëpp ñu gëstu ko dem seet si bibliothèque Cheikh Moussa Camara ñu xool defar suñu liste jël liste yëpp comparé ko ak suñu bos gis nañ ñu ni sëriñ bi bind na ñeent fukki téere ak ñeent fi mu toll nii ñun loolu la ñu gis mën naa am nag ëpp na ko waaye nag ñeent fukk ak ñeent yi existé na ñaar rek lañ si gisagul mooy ñaar yi nga xam ne moom la bindee Fouta Djallon yooyu moom gisaguñ ko moom li mu si tudd rek lañ si am mais yeneen yëpp gis nañ ko xam nañu étude yi ñu si def mooy ñaata page la benn bu si nekk bu fekkee dafa nekk IFAN aussi signalé nañ ko si benn étude boo xam ne ñun def nañ ko bu fekkee ni aussi dafa nekk Ganguel ñun wax nañu ni document bi mi ngi nekk Ganguel nangam si ay page bi nga xamee ni xool nañu si ni nga xam ne noonu la bindee dafa bind si littérature ak langue mooy li ñuy wax adab ak luga bi nga xam ne mooy téere bi nga xam ne moo si gën a mag si loolu mi ngi tudd Alatul Ulum foofu soaraawu sitta yi moom la si sharha soaraawul jaahiliya sitta yi ñoom la si sharha muy téere bu rëy ginnaaw loolu toujours si luga ak littérature bind na benn téere bu ñuy wax dalilu saalik ala maani alfiyatu ibnu malik kooku sharha la si def si alfiyatu ibnu malik sharha boobu bi mu ko defee si alfiyatu ibnu malik boroom xam-xam yu bari si Fuuta bi nga xamee ne jàng nañu téere bi yónnee nañ ko di ko tagg di ko kañ pour que téere bi ñu di ko jàngale si école Fuuta yi mooy sharha alfiyatu ibnu malik sharha boobu bi mu ko defee bi nga xamee ne téere bi école bi nga xam ne moom la am si Fuuta mais dafa rëy mu ne kon dañ koy def abrégé mu def si ñaari abrégé benn bi mu tuddee ko tanwiru saalik ala alfiyatu ibnu malik benn bi mu tuddee ko tanwirul xawaalik ala alfiyatu ibnu malik bi tanwirul xawaalik la bi tanwir as saalik muy ñaari téere yoo xam ne dañu abrégé benn téere bi nga xam ne mooy dalilu saalik bi ñu leen doon wax kooku si luga ak adab si foofu lañ ko faytale ginnaaw loolu mu bind benn téere bu ñuy wax al ustaaz al kaafi fi ilmi al arud wal qawaafi muy téere boo xam ni si shi'r si way ni ñuy def ni ñuy defee ay way si la ko bind loolu moom juróom yooyu xam nañ ko si yi nga xam ni gis nañ ko laal nañ ko aussi boo demee Ganguel si seen catalogue ba boo xoolee di nga gis niñ ko numéroté parce que defar nañ ko ba pare yooyu moom jàppandal na si fiqh aussi bi ñu xoolee bi ñu comparé liste yi li nga xam ne ñun moom lañ si jot a gis mooy ajuba an masail fiqhiya benn téere fiqh la boo xam ne moom moo ko bind albasatinul yaania al mutajamia itamit moom moo ko bind si mbiru salaatul jumaa boobu nag am na benn sew-sew bu tuuti bu si nekk ñu ngi siy gëstu parce que albasatinul yaania daf ko bind mais moom comme bu daan bind day bind ba si yàgg mu jëlaat téere di ko bindaat dafa am foo xam ne ñun dañu gis ni bii dafa tur bi ni mu koy tuddee mooy albasatinul yaania al mutajamia fi kalam yataallaqu bi salaat al jumaa beneen am na boo xam ne boobu daf koy tuddee al basatin al yaania al mutajamia fi kalam ala salaat al jumaa mu am tuuti wuute mais boo demee si biir aussi wuute boobu daf si nekk bien que ñu bari dañ ko boole ni benn téere la donc kooku si fiqh la gis nañu beneen aussi al fajru sadiq kooku tamit si fiqh la moom moo ko bind
ak kifaayatu saa'il kooku itamit si fiq la boobu itamit gis nañ ko mu ngi gàngel bi beneen bi mooy raful haraj wal iltihaam an mutaati ma la yaduru min ad-duqaan boobu téere la boo xam ne mi ngi ko bind si mbirum pon parce que pon ku nekk xam ne ni moom boroom xam-xam yu bari bind nañ si ñii nangu nañu ñii nanguwuñu boo demee moom nag boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo si bindoon si jamono yu yàgg yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd si jëfandikoo ko dafa indi seen lay ñi nga xam ne léegi dañu ni dañ koy dàq dafa araam mu indi seen lay indi lay yi nga xam ne mooy modéré yi mu defar si téere boobu loolu moom moo ko tax a jóg. am na benn téere bu mu bind ñu tuddee ko Taqaayid Mufiida kooku ñaari volume yu mag la boo demee mi ngi foofu si bibliothèque bi def naa ni sax indi nañ ko fii mi ngi siy def ay taaliqaat si Sharh Xalil xam nga téere bu jafe jàng la su fekkee ni sharhawuñ ko moom nag daf si def ay taaliqaat ay annotation yu am importance pour que borom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon jàngale si jamono boobu di ko mën a utiliser boo demee defe naa ni indi nañ ko fii parce que man fekk naa ko foofu mais si li nga xam ne moom la gën a bind bien que histoire nit ñi moom yaakaar nañu moom si la gën a bind mais li sëriñ bi gën a bind mooy si tasawuf li mu gën a lire aussi comme ni mu ko waxee si tasawuf la moom wax na ko nee na li nga xam ne moom la gën a lire si àddina mooy tasawuf li nga xam ne moom la gën a bind aussi ñun bi nga xamee ni léegi def nañu recensement u téere yi ñu gis ni moom la gën a bind mooy yi nga xam ni moom moo ajoo si tasawuf Hizbu Nasr foofu si tasawuf Bulughul Qasd si tasawuf la ba tey Hizbu Tawaddudaat si tasawuf la yooyu yëpp bu si nekk fekk nañ ko gàngel al-Hujja al-Jaamia aussi fekk nañ ko gàngel boobu tamit mi ngi foofu si tasawuf Usulul Qurb aussi si foofu la fekk nañ ko gàngel al-Izzul Asma fekk nañ ko gàngel téere yooyu nag am na si yoo xam ni borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la jamonoon teeloon dañ si bind di ko si kañ parce que al-Izzul Asma bi soo noonu lii defe naa ni bu ma juumul bind na si di ko si tagg bu Cees ak Ahmed Tidiane Wane waaw yi nag kitaabu zuhd fi zammi dunya wala fi zammi dunya boobu téere mooy benn si yi nga xam ne moom la bindee Fuuta Jalon boobu nag wax dëgg yàlla gisuñu ma ko man de gisaguma ko seet nañu ko mais li wóor mooy Fuuta Jalon la ko bindee boobu temps bi nga am ñaar fukki at ak ñeent wala ñaar fukki at ak juróom bu fekkee ni si mbooloo mi am na koo xam ne gis na ko ku mel ni Mohamed Saïd Ba moom dinay gëstu yu bari si loolu pour que mu wax ko pour que mbooloo mi pour ñu mën si jariñu beneen téere bi nga xam ne moo si topp aussi mi ngi tudd Laahibu Rushd boobu itamit foofu la ko bindee boobu itamit ba léegi amuñu si lu dul moom ni mu ko tuddee si tabshir loolu rek lañ si xamagum pour le moment bien que gëstu nañ si même bi ma demee labe laajte naa si borom xam-xam yu bari foofu bien que moom xam nañ ko bu baax mais téere yooyu ñoom xamuñu ko parce que dafa yàgg te borom xam-xam yu bari bu ñu amee téere comme ni may waxee rek borom xam-xam moom téere du ko joxe daf koy def si taatu waxande bi si taatu gaal gi loo xaritoog moom sama xarit a ngi fii waaye bu ma demee gàngel bu ma bëggee laal yenn yi il faut ma naxante ma xool mu jox ma noonu la borom xam-xam yëpp noonu la ko kenn mu si dara téere borom xam-xam mu may la xaalis bu bari moo ko gënal mu abal la téere waaw loolu moo tax moom wax dëgg yàlla yooyu ñaar daal gisaguñ ko dëgg bu si am xabaar wax dëgg yàlla mu dimbali ñu si ba tey Masjul Kawaakib si tasawuf aussi la ko bindee ak Muniya as-Sa'il ak Sulamul Murid yooyu yëpp nag ñu ngi diggante gàngel am na si yoo xam ne nekk na gàngel comme am na si yoo xam ne nekk ne ifan parce que gàngel dañuy wax mais te yu bari ma nga foofu yu bari ma nga foofu bu ñu demee bi nga xamee ni liggéey nañ si xool nañ ko xam nañ ni mu ngi foofu xëy na waxtu bi mooy xat ak kii bi mais kon bu si nekk naa leen wax ni nangam si page la ma nga nekk place sangam si gàngel numéro sangam la am bu si nekk jox nañ ko numéro léegi bu si nekk léegi jox nañ ko numéro
woni yerumum ko bange dewgal to sara kulleɓe an enen so tawi neɗɗo joni wi ene resa so neɗɗo ƴami neɗɗo humaka suka debbo o kala ko wawi waɗande bande en walla ko wawi ɗamanade so tawi gorko o maayi o rondata haydara Cheikh Moussa wi ɗum sariya wonani ɗon gonga foti wonde kono no sowninkoɓe ni mbaɗatno so tawi neɗɗo wiyama ne ƴama neɗɗo ha tabiri hankkandi ala ko heddi so wona ene rese hayso on maayi wonko ƴamanoɗo ko dañatno hen andi ɗum joni ko kanko haali ɗum ndekene juuti mi yiiɗa woɗinade hen saabu temps men o ene ɗumini kono eɗen jetta docteur Demba Tow eɗen ñaago yo jokku golle makko ɗe saabu golle wittoɓe e leƴƴi goɗɗi ɗi fof ɓuuri wadde fayida wittoɓe e jolfe wittoɓe e ɗemɗe goɗɗe ɗe ɓurɗen sohlude hannde nde wonno ko kamɓe mbawi wonde nulaɓe meɗen faade leƴƴi goɗɗi ɗi nanata ɗemgal men beele gandal ngal ene yaara yeeso an jarama Allah jarama jarama docteur Tow ma ne fi may tàmbalee sama intervention mooy fii professeur docteur Thierno Ka suñu kilifa jeexale ak li oustaz Mouhamad Saïd Ba waxoon ak li docteur Demba Tow wax parce que comme thème bi benn la gis ngeen ne lépp benn la dafa mel nag càll la rek da ngay jóge ci biir dugg ci bële jóge ci bële dugg ci bële ba bu muy jeex ci loolu su mënuñoo wax ay relation culturelle am ak scientifique am te waxuñu fi mu jàngee donc kon fi mu jàngee fépp jarul ma di ci dellu tudd nañ ko amoon na tam ay relation yu yaatoo yaatu ak borom xam-xam yi nekk ci réew mi ya nekkoon ca réew ma muy Fuuta Tooro ak Fuuta Jalon ak ba biir xaay ca Mali ak Guinée ak fépp daal maanaam ku yaatu woon ay relation la am na tam relation yoo xam ne nii ma ngi ko séqoon ak tubaab yi ak waa administration coloniale bi ñu demee ne kii ñoom Blaise Diagne ñoom Ngalandou Diouf su dee orientaliste ñu mel ne Maurice Delafosse ak ñu demee ne Henri Gaden nga xamee ne daanaka téere bi nga xamee ne ci lay waxtaane muy Zuhurul Basatin te di ci liggéey ba mu ko bindee ba mu koy bind ñoom am na influence bu ñu ci def ñoo ko ci encouragé soññ ko ci mu xaw a bañ ñu topp ci di ko soññ ba mu nangu cee bind li tax ñu soññ ko ci nag mooy dañoo xamoon ne cadre la historien la boroom xam-xam la bu mag ci domaine bi te su ko bindee mën nañ cee jariñu ci niñ doon attee réew mi ak ci avenir réew mi ñu soññ ko ci jàppale ko ci mu bind ci lu bëree bëri bi mu ko bindee ba noppi am na ay correspondance bi mu leen ko joxee dañ ko yóbbu Paris pour jéem koo éditer biñ koy éditer avant biñ koy yóbboo lu fu ñu ci toll daan nañ ci jokkoo ak moom di ko wax bi ci ëpp solo mooy li Maurice Delafosse wax benn lettre bi mu ko jëkk a bind da ko caa wax ne docteur Demba junj na ko léegi mais li ci gën a jaaxal nit ñi mooy murasalaat yooyu kaanat tatimmu bi lughal arabiyya walam takun tatim bi lughal fransiyya abadan man li ma bëgg a wax mooy correspondance yi ci diggante tubaab yi ak moom ak yeneen sëriñ si ci arab lañ ko doon def booba malgré que ay orientaliste ay tubaab lañ waaye dañoo jàngoon arab ba dégg ko lool di toog ak sëriñ bi di ci waxtaan ak moom di wax arab te nag arabam dafa nekk arab yoo xam ne nii moo tax am na ku junj léegi ne ku bëgg a traduire ay manuscrits te dégguloo alpulaar nekkuloo ci waa gox bi jàngaloo arab sukkandiku ci loolu rek sa traduction du jaar yoon te lu wér la ndax moom dafa am langue boppam spécial arab spécial la arabam dafa am cafka dafa neex balaa nga koo xam mooy nga ciy gëstu guddeeg bëccëg ku mel ne Oustaz Saïd Ba ak ñoom docteur professeur ak ñi ci des ñëpp danañ ko xam bu baax a baax léegi ak tam même tubaab yi seen arab ñu doon làkk arab dafa yéeme parce que fii ma ngi koy wax ne ko moom Maurice Delafosse ne ko minal waali Maurice Delafosse mu ne ko li ma lay bind gouverneur Maurice Delafosse moo la envoyé lettre bi Maurice Delafosse am na livre bu mu bind ci tubaab bu am solo bu mu tuddee au Sénégal Niger maanaam mu bind ko ci gox maanaam ci histoire gox bi li commencé ci au Sénégal maanaam penku Sénégal ba ngay dem booru jeexintali Mali booru Gao ak yooyu population yi fi nekk bind na ci ñoom mu ne ko ilal muarrixil mahir wal muaddibul alim a Cheikh Moussa ibn Ahmad al Fouti assalaamu aleykum wa ala awladikum wa ailatikum fa mujibuhu an uxbirakum bil juzil awwal min kitabikum al musamma
bintisaaril motor fi zikri xabaayili Fuuta Toor loolu mooy li docteur Demba doon junj léegi nee na gannaaw gi la ko la turu zuhur doo ko siiw waaye fii Maurice Delafosse tuddul zuhur mais intisaar la tudd intisaarul motor fi zikri xabaayili Fuuta Toor am na sama nijaay ju ma ci waxtaanal suba maak Abdallah mu am yeneen yu mu ci wax yoo xam ne xaw ma ko woon waaye man ni ma ko déggee woon mooy parce que téere bi da koo tuddee ñetti tur beneen tur bi troisième tur ma ngi tudd infa uma afa infa ihya uma afa wan dasar wa ihya uma afa wan tamas wala wan dasar waaw wa bii tudd intisaarul moteur beneen bi tudd zuhurul basatin fii nag man dama ni ma ko déggee dafa wuuteeg ni ma góor gi waxoon tey suba damaa jàpp ne fii day wax ne intisaarul moteur fi zikri xabaayil Fuuta Toor maanaam moteur kalima ajnabiya la français la al mawtuuru moom la ma góor gi wax tey suba man waaw al gaadibu saxsil mawtuur fi zikri xabaayil Fuuta Toor ok dama yaakaar day junj fii ci ne tubaab bi ñëw ak maanaam li ñuy wax kii bi révolution industrielle bi waaw mumtaz shukran ala hada al tawdih waaw sant nañ ci loolu waaw mu ne ko annahu qad afda bihi ilayya alwali gaden fa taajabtu almaharata allati azhartumuha fi taalifi hada alkitab fa huwa muhimun wa mufidun jiddan wa ma kutiba misluhu hatta al'an fi asli takrur wa ana la ziltu ajtahidu fi tarjumatihi ila اللغة الفرنسية لم يقل اللغة الفرنسية وفي استعداد طباعته بالعربية والفرنسية ولكن هذا عمل عظيم يقتضي دواما عديدا لأني أشتغل بشغول أخرى كثيرة ولكن أترجى أن أكمله إن شاء الله تعالى maanaam fii mu ne ko li nga ma yónnee woon jot naa ci ba jox naa ko gouverneur Gaden Henri Gaden